jërë ngeen jëf mbokki auditeur Kaffrine FM 88.5 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di am mbégte desuwaat ci seen émission l'école bi tey nag ñu dalalaat monsieur Samba Gueye nekk CGE ci Kaffrine xam naa CGE tey bokk na ponk boo xam ne dinañu ko waxtaanee ba yéen ñi nga xam ne xamu leen ko ak lu ko tax a jóg dañ leen ko faram-fàcceel waaye liñ ci gën a bëgg a laal tey mooy CGE boobu ban taxawaay la am ngir gunge ndaw ñi ci liifantu donte programme lecture pour tous ginnaaw bu mu yegsee ci réewum Sénégal déglu ngeen ci spot publicité yi ak émission yi ñu fi amal fan yi ñu weesu loolu yëpp gën a ñaax ndaw ñi waaye gën a ñaax waajuru ndongo yi ñi gën a farlu ci liifantu rawat na ñi nga xam ne ñoo ciy gunge seen doom waxtaan boobu nag bu ngeen ñu may nopp dañ ci waxtaan lu yaatu du nuyu mbooleem autorité administrative yi nga xam ne mu commencé ci gouverneur jaar ci préfet du département jaar ci ki nga xam ne mooy le maire de la commune de Kaffrine jaar le président du conseil départemental de Kaffrine ak yeneen structures yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi ñu ngi leen di bàyyi xel rawatina nag ki nga xam ne rek moom mooy monsieur Iya ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax ci taxawaay yi nga xam ne ñu ngi ko amal ci njàng waaye ànd ci ak programme lecture pour tous damay bàyyi ak monsieur Samba Gueye mu nuyoo ak mbokk yi xam ne ñu ngi déglu. Papa Samba ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Mohamed maa ngi lay fay di ne kontaan naa encore ci invité bi nga ma invité tey dalal ma fii ci seen studio Kaffrine 88.5 bu Kaffrine FM nuyu bi yow sax daa wàññil nga ma nuyoo man bu waa ma jël rek nuyoo inspecteur d'académie ak IEF Fofana ak suma président Waly Thioban mi ngànk union régionale association parents d'élèves bi man ma nekk fa secrétaire général di liggéey aussi CGE yi ci wàllu LPT. voilà merci beaucoup monsieur Samba Gueye jeexale nga ko léegi moo CGE bëggoon nañu xam moo boobu lan lay tekki. waaw Mohamed dafa bëri nag léegi tout le temps yaa ngi dégg rek xam nga dàkkental rek li ñu naan abréviation day am lu mu tënk suñu neen CGE day tekki ne mooy comité de gestion des écoles. CGE boobu nag li ko indi am na cosaan nag bu xaw a sori boo xam ne soo xëy natt sax da nga naan léegi des années 90 xam nga soo ne année 90 day jàpp diggante ak 1990 ba 2000 ci digg boobu ci boobu amoon na lu taxawoon ñuy wax ko cellule école milieu. cellule école milieu boobu dañ bëggoon a lëkkale askan wi ak école bi parce que dañ ne école bi suñ ko bàyyee muy école tubaab bi rek muy école boo xam ne ministère rek moo ko ŋànk est-ce que su yàggee du daanu. ñu njortu ne kon nag léegi nañ def lu nekk ba askan wi dugal seen loxo moo indi woon cellule école milieu bi nga xam ne daf daan fexe ñaax askan wi ñu ñëw jàppale école bi xam lu xew ci école bi mën a gunge école bi parce que école bi aussi boobu xam ne dañu bëggoon tujjeen école bi mënta dem sans ca yéen jàppaleen ci moo indi woon cellule école milieu bi loolu taxuloon sax mu taxaw mais dem na ba léegi bi année 2000 yi à partir de 2002 nag xam nga soo yaa ngi daan dégg ñu naan le PDF muy plan je crois programme décennal de l'éducation et de la formation PDF bi fukki at yi 2002 ba 2012 la boobu aussi am na décret boo xam ne décret 2002 652 du 2 juillet 2002 moom moo indi pour ñu fexe jéem a taxawal ay organes mën a gérer yu ngànk gestion école yi décret boobu maanaam ci biir PDF bi moo gunge PDF bi moo taxaw di fexe waajur yi askan wi jigéen ñi góor ñi ak ñëpp OCB yi ñëpp jàpp ci nee na ci askan wi jàpp mais na ci aussi autorité administrative yi ak autorité nu ñu ko waxee collectivité territoriale na ci ñëpp jàpp loolu moo indi décret mu taxaw di diggéey nag di won askan wi ne ko yéen bés ni ki tey bokk ngeen ci yéen a xam ne ngeen di gérer seen comité de gestion muy dem loolu yëpp mais bi PDF bi jeexee nag nga xam ne léegi yaa ngi xam ne yaa ngi dégg paquet mooy programme d'amélioration de la qualité de l'équité de la transparence dans l'éducation et la formation paquet bi nag bi mu taxawee en 2012 ne man mi gën a taxawal naa programme naa taxawal génne décret bu ko mën a gunge loolu moo am décret bi ko gunge mooy décret 2014 904 du 23 juillet 2014 décret boobu moo taxaw ne damay léegi wane nag comité de gestion yi nii lay doxee ak union des comités de gestion nii lay doxee loolu mooy indi nga xam ne dana am ay organes ku ci ne am rôle bu ñu lay jox ne lii nga war a dox lii mooy sa cër ci organe bi mais li ñu ci jàpp daal mooy que décret boobu bi mu taxee ba léegi dañ won askan wi ne comité de gestion école yi ñuy CGE léegi yéen la du keneen askan kon yéen a ko moom
xam nga da ngay dégg léeg-léeg ñu naan tout le temps nit ñaa ngi koy wax école par la communauté de la communauté et pour la communauté loolu mooy wane rek ne léegi école bi mënta dox ca communauté bokkul ci ñoom ñoo ko ngang soo dégg ñu naan communauté boobu nag dinaa ci ñëw tuuti mais wan rek ne décret boo gis am na ay arrêté d'application am na ci arrêté 226 sax bu quoi 7 janvier 2015 bi bu mu arrêté bi xam ne moo gën a génne pour ñu aborder mën a manuel de procédure xam nga su génnee ak manuel de procédure moo wane ne lii moo ci war a jaar manuel de procédure foo ko dégg rek wane ne lañ fay am ci alal war na am fu mu war a jaar am nu war a tëddee léegi moom beneen arrêté nag arrêté d'application bu décret 2014 mooy arrêté 1383 du 30 janvier 2015 boobu mooy wane na ne arrêté bi génn na pour gunge décret bi xam nga kon wax naa la cosaanu CGE fa mu jógee mais décret boobu aussi jàppul ci CGE yi rek mais dafa jàpp ci union des CGE xam nga fi mu dëkk bu mel ni Kaffrine école bu ne am na CGE léegi dañu am benn bu lëkkaloo boo xam ne mooy moom la ñu tuddee union des CGE mu lëkkale CGE yi xam ne CGE ba da nga yóbbu sa benn wala ñaari délégué ñu nekk toggal foofu ñoom ñooy former l'union des CGE am seen bureau bopp loolu moo indi loolu donc ci tënk daal wax naa la cosaanu CGE fa mu déparé ak lu mu tekki ak li ko tax a jóg. ok merci beaucoup kon yaakaar naa ne déglu ngeen mbokk yi CGE muy comité de gestion des écoles fi mu jógee ak li ko tax a jóg déglu ngeen ko ak monsieur Samba Gueye mi nga xam ne moom la ñu dalal di fàttali émission bi nag mu ngi bokk ci émission LPT muy lecture pour tous livantu nañ ñëpp livantu mu jëm ci xale yi nga xam ne dañuy door ci seen at bu njëkk ba ci ñetteelu at bi ñu war leen gunge programme bi ñëw appuyer ñi nga xam ne rek moom mooy askan wi def ay formation def ay waxtaan ngir askan wi gën ci gindiku rawatina ndongo yi monsieur Gueye bëggoon nañu xam programme lecture pour tous muy LPT bi naka la CGE bi mel ak moom ndax yéen a ngi jot a liggéey wala déet. waaw programme LPT bi macha allah ñu ngi ci liggéey bu baax a baax parce que soo xoolee bañ njëkk a teg ne LPT départ na programme bi départ ñu taxawal ko Sénégal muy jël juróom-benn région yi ak beneen muy 7e région bi nga xam ne Saint-Louis ñoom gouvernement kii moo ko jëlal en charge mais jéego yi ñu tegoon ak fu ñu bëggoon yegg man gis naa ne man mi teewee lu bari la ci njëlbeen lépp ñu ngi koy doxal mais soo ma may tuuti Mohamed ñi wax ne. xam nga da ngay digg CGE lan mooy taxawaayam mooy rôle lu CGE. taxawaay CGE ci biir école bi ak askan wi dafa nekk loo xam ne dañ ko ñaan pour mu bokk ci ñëw téyel ko boppam parce que yëfi boppam la dootul ànd loo xam dañ ko naan kaay rek mais daf ne léegi yaay moom mooy woote moom loolu mooy liggéey rôle am dëgg loolu la mais loo gis dafa am lu mu laaj xam nga suñ ne am na war nga ci bokk foog nga ne ci yenn principe laa ci bokki principe yooyu soo mayee mën naa ci limal juróom-benn yoo xam ne juróom-benn principe yoo xam ne ci lañ taxaw bi ci njëkk mooy participation lu ñu la booleel doo ci bokk wala askan wi ñi bokk ci xam ne ñoom seen yëf la responsabilisation bi soo leen ci boole ba pare wan leen ne la nag yéen am ngeen ci taxawaay parce que nit ki soo ko responsabilisé aussi ca joxoo ko benn cër day daanaka du taxaw maanaam mooy wax naa la ñaar participation teg naa ci responsabilisation léegi su lu amee aussi dana war a indi nit ñi ne man bokk naa ci mais su ma ci bokkee suma rôle lan la war a doon mu taxawaat ci beneen taxaw boo xam ne dañ naan ko kaay bon léegi ni ñu ciy dem mooy que nu ñuy taxawalee seen taxawaay maanaam nu ñu feeñale seen taxawaay ci biir comité de gestion boobu ñu ne léegi nag dañ ko war a dugg ci noo xam ne day indi transparence mooy lépp luñ ciy dugg nañ ci na leer bul am dara lu ñuy demandé gestion bi su mooy tax sax dootoo am benn problème ci école bi parce que nëbbu ñu amul lu ñuy nëbb ñëpp gis nañ xam ne nii lañ war a doxee école bi ñun ñoo ko téye kenn bokk ci lu may ñun rek kon waruñ ci nëbbante dara mu ñetteel bi nga dem ba ci biir ñu ne léegi nag pour nga taxawal kuréel nag CGE yi na jaar ci élection démocratique su jaaree ci yoon askan wi toog diw ñooñu doy pour former bureau exécutif comité de gestion bi bu boobaa wax du jib maanaam bu mu jógee ci administration dem ne dama leen di créer seen CGE nañ bàyyi askan wi ñu toog suñ dajee parce que dañuy dajee def kuréel bu mag oote ñëpp teew dajee ñu tànn ci biir ñoo xam dañuy nekk ay délégués au niveau de l'assemblée générale parce que xam nga woo nga dëkk bi yëpp woo nga ASC yi GPF yi woo nga leen association maire d'élèves yi woo nga leen association parents d'élèves yi woo nga leen conseil municipaux yi woo nga leen woo nga ci mairie woo nga ci administration bi ñëpp woo nga leen ñëw mais xam nga loolu danañ àgg foo xam ne ñëpp nañ bokk benn bureau
dañ ciy dégager ay membres ñooñu dem former bureau exécutif yi ñoo koy former bureau exécutif boobu nag mooy ŋànk CG bi. ci li ci gën a am solo mooy suñu paree nag léegi dem nga ba élection démocratique ñëw na ci principe bi mu lay wax nañu fexe ñëpp nag xam ne liggéey taxaw na te su liggéey taxawee léegi day nekk ñëpp ci war a bokk su ci ñëpp bokkee lu ñëpp bokk donc nañ koy buñ ko pàccu nañ koy pencoo mu dem ci bi nag léegi nag mooy xam nga soo amee loolu yëpp dana nekk dañuy gën a fullaal kii bi partage d'information partage d'information mooy lépp nay leer buñ nëbbante dara ci gestion bi nay am ay AG nay am ay bilan lépp ñu koy faram-fàcce ñi tegal ko nit ñi ñu xam ne lii moo fi ne dara lu ñuy nëbb amu fi loolu mooy indi sax li nga xam ne su loolu taxawee nag biñ demee ba def seen kii nag planification mooy indi ngay digg ñu naan PAV plan d'action volontariste plan d'action volontariste boobu maanaam ñoom xam nga da nga planifier li ngay liggéey ci année bi loolu moo ko indi ci ñëppay teew nag ñu ne suñ jógee dinañ def lii école bi ren danañ ci def lii danañ ci def lii danañ ci def lii loo xam ne diggante miir bu daanu diggante mbaar moo wala kii classe boo xam ne dafa xeddee ko ñu war ko defar diggante jardin mu ñu war defaraat ñu ne table baa ñu war a defaraat lépp mu nekk loo xam ne planification la laaj parce que ni doo ñëw sóobu loolu moo indi nag ba nga xam ne implication bi dañ ne nag léegi LPT ñëw ne nag dañ bugg nag seen plan d'action volontariste boo ñu wax PAV ngeen dugal ci activité yoo xam ne mooy gunge liifantu bi ci biir école yi loolu moo tax ci ne mooy indi accompagnement parental bi ngay dégg accompagnement bi aussi balaa moo am il faut parent bi engagé mooy sóobu naa dinaa ci dugg danaa ci jàppale léegi nag soo gisee ñu koy def mooy day bëgg a xam ndax ñoom ni ngi natt ndax askan wi lañ waxoon ca njëlbeen na danañ bokk ba léegi ñu ngi bokkam déet kay parce que boole nañ leen li gi tax ñu boole leen mooy suñ taxawalee bureau exécutif bi dañ ne ka koy jiite sax président bi na jógee ci askan wi xam nga lu benn askan wi ñoo jël ne mais secrétaire bi li texte bi prévoir dañ ko xalaat ne xëy na bind PV yeeg am yu bëri ñuy def yoo xam ne ñu ne day directeur bi mu ci gën a mën a yelloo parce que directeur bi jàngalekat la moom ñu sédd ko nekkal secrétaire comité de gestion bi suñ ne trésorier ñu ne nañ ko delloo askan wi yu ci bëri sax man di ma gis CG yu bëri sax soo ko seetloo ay trésorier la ñuy am comme maanaam wane ne daal jigéen ñi dafa mel ne daal mooy man ñu gën a wóor góor ñi parce que mbiri dañ ñam xaalis daal man suñu waxee ne jox leen Fatou Wade jox leen Aïssata noonu ngay ñoom seen góor yi ñoo koy wax xam ne kon am na nu ñu leen wóoloo loolu tam macha allah léegi suñ ne président yeneen commission yi parce que am na yeneen commission yi am fulu yoo xam ne taxawal nañ ko ci biir ma ràññi ci ñaar commission d'achat ñi nga xam ne suñu demee ba ne léegi nag am na ay ressources yu ñu am ne am nañu war a jënd kay jëndi ñu ne war nañ defar table banc yi kay jëndi contreplaqué yi kay jëndi boulon yi ak yeneen yi ci aaju yooyu yëpp am na ñu dem jëndi yooyu commission d'achat benn wala ñaar nit ànd mais su ñëwee nag bagage bi ñu indi dañ koy wane mbooloo mi kon xam nga ku jënd fa am ñu la teeru mooy commission réception ñoo ñuy téye nag ne lii bagage bi de lii la bind lépp def ko procès verbal mooy li ñuy faral di wax procès verbal de réception ña fa teewee ñëpp ñi nga xam ñoo ko war a teew signé ko ñi nga xam ne bés bi bagage bi agsi na fi tey bind nañ ko signé nañ ko léegi nag ñu ne léegi comité de gestion bi gannaaw yéen a ngi foofu ñun tam dañ waxoon dañ ko def dañ ci dugal suñu loxo def formation ñi ngi def renforcement capacité ñi ngi former CG bu baax ci ni ñu leen former mooy nan ngeen war a jàppee école bi parce que mbir moo gis Mohamed lu mu riir mi rëy suñu leen joxul jumtuwaay yi ngeen ko saytoo jumtuwaay yi ngeen ko gérer yàgg da ngay dégg ne ñun day gëj nañ ci xam dara daanaka day dem ba ñu naan phrase xaw ma duñ ko tuddee sax waaw du mujj foo xam ne daal li ñu mën nañ ko nettali mais léegi nag nañ ko structurer organiser ko man leen fexe ba tegal leen ay kuréel yoo xam ne dañ leen former dem naa ci ay session de formation yu bëree bëri yoo xam ne dañuy former CG yi ne na président bi ñëw trésorier bi ñëw directeur bi ñëw secrétaire bi ñu jox leen lu bëri loo xam ne suñu demee mën ko jëfee départ ci ni ñuy defaree sax PAV dañ leen koy woon parce que PAV dañ ci tënk ñaar ne na nekk loo xam ne li olof naan tubaab naan réaliste et réalisable parce que su fekkee plan d'action bi bind nga moo bëri ba bëgg a dee nga xayma kontaan ci rek ci mbég bi ngeen bind ci loo xam ne xam ngeen lii xel mën na ko jàpp wala loo xam ne ëllëg bu àggee aussi du ngeen ko mën a jeexal comme ni ma koy waxee nga dagg fii tool fii ba këy tool boo xam ne wóor na yow da ngay booyal jarul koon mën nga dagg rek yemale fii ba ci raay bi mu nekk tool boo xam ne dina rafet loolu lañ ci gën a namm mooy tax ñu tënkal leen dana nekk lu réaliste réalisable loo xam ne dans le temps fii ba xëy na juróom-ñeenti weer wala fukki weer ak ñaari la ngeen ci nasoon yëpp macha allah yàlla ci kattanu yàlla da ngeen ko mottali. ok jërëjëf mbokk yi ci fàttali programme lecture pour tous bi dafa ñëw ci atum 2016 jàpp 2021 incha allah pour gunge li nga xam ne rek moom mooy ndaw ñi ànd ci ak programme LPT
yaakaar naa ne nekk na lu am solo it mais monsieur Guèye wax nga ko léegi est-ce que CGE bi am na activités yu ñu déroulé pour accompagner LPT. waaw activité yooyu ci bëree bëri sax ñoom dañ ko dégg LPT dañu junj bi ñu leen junjee ñoom itam ñu wane na seen nen li wax dëgg yàlla li ñuy junj gannaaw woon nañ ñu ko ak xereñ war dañ ko mën a def ma njëkkee ci activité boo xam dañ koy faral di wax forum yi soo déggee ñu ne forum thématique day jël benn woote ne léegi waa CGE bi woote leen askan wi yëgal leen ne bés nangam ci école sangam danañ fa dajee def fa benn forum bu mag oo ñëpp waajur ay ndongo yi ñëpp ñu woo leen li ko tax a jóg forum boobu dañuy ñëw jël benn thème lu intéressant la. kon nag barki démb sax keroog je crois àllarba la am na forum bu amoon école 5 sax. invité woon nañu mais fekk man dama am beneen activité bi ma doon déroulé feneen moo tax mënu ma ci woon teew mais macha allah ñu fa teew nee nañ jaar na yoon dañuy woo ñëpp ñu wax leen ni ñu war a mën a waajur bu ne ni war a mën a taxawee gunge doomam ca kër ga. askan bi yëpp di xool ak ay yoo xam dañ koy teg maanaam espèce ay sketch la mise en scène ne nii ngeen war a fii heure bi ngeen war a jël xale bi nii ngeen ko war a jëlee xale bi suy toog sax dañuy wane nii la war a toogee parce que am na téere kër boo xam ne dañuy wax ni téere bi lii nga koy sas xale bi di woon di xool di gis ne lii de nii la baat bi baatu la baat bi baatu nangam la parce que dañuy wane nataal bi woon xale bi léegi de su ko defee xam nga ñetti làkk yi njëloon kàllaama yi muy olof beeg séeréer beeg pulaar bi yooyu dañuy dimbale tax mu yombal ñoom seen njàng livante ci français bi benn activité bi ma wax mooy koy forum bi ma lay wax lu am solo la parce que activité déroulé lañ ko ci jàll na am na aussi lu ñuy wax beneen forum boo xam ne dañ ko tuddee forum sur les performances en lecture forum boobu maanaam dañuy jéem a natt élève bi fu mu toll ci livante bi mi ngi avancé mu ngi jéego ñu natt ko léegi suñu demee ba nga xam ne fi am na ay weer maître bi ak comité ni ñu koy tuddee sax du kii commission pédagogique bi nga xam ne moo jàngalekat yi ñoo ko formé mun nañ toog ñoom seen biir invité parents élèves yi CICP yëpp ba ci C1 xam nga programme bi yaa ngi fàttaliku ne ñetti classe yu la jël ci lifantu bi ñu oo leen parce que def nañ xayma nañ kii jàngale yaa war a natt sa élève kii jàngale foog nga natt sa élève da nga xam ne wax dëgg yàlla su ma 50 élèves yii de ñaar fukki daal gëm naa ne ma wax macha allah àgg nañ fukk ak juróomi ci topp ñi ngi dabbu si xam nga su ko defee mooy 35. waaye fukk ak juróom yi lay mujjee nag wax dëgg ñoom daal yëf yi sooxe na su ko defee parent bi su ñëwee yow ma nga leen dégager li ñu naan pourcentage ni mën na ko dégager sax soo jëlee sa benn su la neex sa benn orange ñu daggal leen ko di gën a bëri mu féetee nii wala nga jël sa papier boo xam ne bu ab wërngal nga dessiné ko ay couleur bi nga xam ne gis nga ne élèves yi góorgóorlu nga natt leen ci couleur bii woon leen ñii nga natt leen ci couleur bi woon leen ñi nga natt leen ci couleur bi woon leen dañ dem ba xam ne ak kon ñun ñëpp gisandoo nañ ne kon am na fu des tool bi am na fu setawul ñu ne ni ñu def ba set nag loolu nag mooy solo si forum boobu ñu ne léegi kon gën a am na ci élèves yoo xam ne moom li ñu tuddee élèves en difficulté mooy ñi nga xam ne wax dëgg yàlla seen loxo jotagul seen gannaaw wala fañ bëgg a àggaguñ fa ñooñu nag dañ leen di fexe natt leen dañ naan détecté mooy xàmmi leen xam ne ñeen kii doomi diw la Moussa la doomi diw ak diw ak Ousmane ñi xam ma élèves yi daal ñëpp xam nañ leen ñi téye nag ne léegi nan la ñuy def ñu ne nañ fexe def ay kuréel yu leen di fekki seen kër yi wax ak seen waajur yi loolu day am soo demee wax ak waajur yi mu xam ni wax dëgg yàlla lii de li ñu indi lii la yéen ñëpp ba ngeen fekkee bi ñuy natt gisoon ngeen ko kon xam nga ne kon am na ñoo xam ne ñi ngi traîner ñi ngi doxin mi gaawul moo tax ñu bëgg a ñëw ne seet yan pexe la ñuy fax pour nga jàppale ko yow parent bi de yow bàyyi Ousmane mi dañoo bëggoon nga góorgóorlu jàppale ko ci ni nga koy jàppale yow itam nga waxtaan ci moom bul ñëw sax wan ko nag ñun de góor gi naan ñun de na yow daal yow wax dëgg yàlla sikk nañ ne mere nañ la de xam su ko defee nit da xam ki mais ñëwal am yar ak teggi nuyoo wax ak ñoom wane seen doom yi moom a tax a jóg jàppale ko rek yàlla tax ñoom dinañ xam nga waxtaan ak élève bi su ko defee élève ci boppam moom du am gàcce ci kanam papaam papa bi aussi wax dëgg yàlla moom itam du gis boppam ngeen waxtaan ba nga xam ne moom dana jël ne man de li ma jàngalkat bi wax te sas nii wala relais bi li ma indil bi dee wax dëgg daa góorgóorlu man tam jàppale sama doom ci kër gi loolu sax ca forum ba sax njeextale forum bu ma la njëkk a wax loolu moo ciy njeexte mooy que parent bu ne da nga jël engagement ne man de bés ni ki tey wax dëgg yàlla li ma gis nii danaa dootuma bàyyi suma doom danaa ko jàppale su dee ñaar fukki minutes sax wala fanweeri minutes bés bu ne danaa ko jàppale soo demee da gis koo xam ne man kay ko gisee kii Aïssata bi li tax ma da jàng heure bu ma demee maa ngi fekk yaay mi ngi teg di ko jàngal xam nga ko soo ko demee soo ko gisee xam nga lu baax moom roy lu baax dara nekku ci nekkoon nag lii man mi su ma demee danaa ko jéem gis naa Aïssata yaayam jàngul ci mu ngi koy jàppale man mi jànguma kon amatuma lay
man mën naa fexe man tam jàppale ko ba nga xam ne dinaa ko sas muy gis mën na ne ci waañ wi sax xale bi da ci buntu waañ wi muy wax xam nga wax su yenoo maanaam léeg-léeg di nga ko dégg su demee bay nakke nag nga ne ah déggatuma la de yow sa baat bi foo teg sa baaram nga kii nga ne ko du noonu de fooguma ko de nga xaw a bàyyi waañ wi ñëw ne ko lii kay taabal la taabal ma daa jàppee ko noonu dina dem ba moom muy bëggal boppam soo kiiwul sax moo naan yaay xanaa doo ñëw ñu jàpp jëlee moo lay wol boppam wala maam xanaa doo ñëw parce que wan na ne ñëpp ci war a jàpp ci kër gi maam beeg yaay jeeg yumpaañ jeeg bàjjen jeeg ñëpp war nañ mën a jàppale xale bi ci Lifantu kooku ci activités yi ci la bokk léegi activité yi ba léegi am na dañuy naan visite à domicile sax dañ ko jagleel parce que LPT dem na ba former ay relais man ñi doon formé de bokk naa ci fekk naa ne fu ñu leen formé ak ay superviseur ñoo xam ne seen cër yëpp mooy dem di wax ak nit ñi fekki waajur ci seen kër yi visite à domicile aussi ñi taamu ci ne na nga lay yëgal ne di nga ñëw parce que nit ki soo ko yëgal di nga ñëw dana la xaar nga mën ko fa fekk yëgle bi aussi day tàpp heure boo xam ne aussi dañ ko ci taamu ñu ne waaye ba ñu di faral dem am na heure yoo xam ne guddi kenn du ko dem ci kër jàmbur guddi doo xam yoo xam dafa xew ak lañ fay kile loolu yëpp ña am heure yu ñu leen wax de la ngeen dem fa yëgal leen ko ne dañu fa ñëw su ngeen demee aussi la leen tax a jóg mooy rek jàppale xale bi ci Lifantu bi kooku moom lañ tuddee visite à domicile danañ am sax léeg-léeg mën na espèce loo xam dañ naan causerie toog ci kii la ba activités yi toog woo leen ndaje causerie wax ak ñoom ku ci nekk wax ne léegi day wax sa xalaat ci mbir mi ne lii day gis naa ne xale bi am na ci ñuy góorgóorlu mais am na ci lu des ci biir waxtaan wi causerie bi da ngeen dem ba génn ci loo xam ne teg ko yoon woo xam ne danañ mën a xam ne xale bi day ku wax dëgg yàlla kii ku ko pousse tuuti rek mu dem ñu ne loolu aussi ñu ne activité jeexagul de dem nañ ba bi passé nii sax ci vacances yi passé am na ñu def ay camp de vacances LPT ñoo ko financé askan wi jël seen xaalis dugal ci boole muy financement boo ay 1 mois yoo xam ne xale wala ay semaine ñu def ko camp de vacances boo xam ne pour lépp Lifantu bi la xale yi di liir dañ ki dem ba nga xam ne sax bi ñuy tàggoo ak ñoom sax dañ doon jooy parce que bëggu ñoon sax dem tellement que xam nga nit ki lu ko intéressé daf koy wane xale moom bokk la mag ñi nga xam dañuy naxante di xaw a nëbbaay xale moom li ko neex na ko mool na ko li ko neexu daf lay woon saa si neexuma kon di ci xale bi sóoba kon neex na ko ñu jël aussi leneen yoo xam ne dañ ko tuddee club de lecture ci activités yi club de lecture bi soo ko gisee dañuy indi LPT dafa indi sax ay waxande yoo xam ne daf ci def ay livre ay téere yoo xam ne ay léeb la yi ay histoire yu neex loo xam ne xale bi da koy lire muy neex ci xolam muy yàkkamti ko ñëw léegi dañ leen ne aussi ñi wax maître bi ne ko gannaaw yow loolu sa cër la fexeel ba di oo xale yi heure boo xam ne maanaam du nekk heure école xam nga heure école bi day mel ni xale yi day mel ni ba léegi mi ngi jàng mais soo xam ne heure boo xam ne du maanaam diggante lundi bi soir ba mercredi soir yi bés yoo xam ne jàngiwul nga fexe dajaleen place bu aéré foo xam ne daal fu fiix fu yaatu mën na ñàkk a nekk classe bi sax parce que classe bi daf koy xaw a géttan léeg-léeg foo xam ne dañ fa mën a toog nga organiser leen nag ay groupe bi mooy li ko tax a jóg club de lecture loolu la groupe bi seen biir dañuy mel ne dañuy dem ba sax di jongante léeg-léeg gis xale bu commencé benn histoire affaire bi nekk ko lool xam nga léeg-léeg suñ léeb yi sax ñu ciy dégg bukki ak lëg ak bañ xàndee kii ca nag waag yooyu yëpp nga koy dégg muy di ay histoire yoo xam dafa leen neex ci nit fi daf koy bëgg a dégg xale bi su ko defee dañ ci dem bay jogante ku gën a neex tari ku gën a neex groupe bu ci gën a xumbale groupe bu ci gën a farlu loolu yëpp day indi loo xam ne LPT ñu ngi koy topp aussi di ko saytu di ci jàppale CGI pour ñu koy dérouler dem nañ ba sax léegi am na bu ñu tuddee maison modèle ni ñu koy tënk maison modèle dañuy dem ci kër goo xam ne niñ ko da ngay gis waa kër gi organiser benn ruq boo xam ne da ngay ñëw fekk fa benn tableau dafa ay dessin yu rafet dafa ay toogu mën na nekk ay Versailles sax wala ay banc ni nañ fa xale toog foo xam ne wala ay kii basang foo xam ne wóor na wéet na télé ba neewu fa coo neewu fa ñu nekk di jàppale xale bi mën a toog ni mën a lii de mën naa ci jàppale xale parce que wéet na ngeen ci nga muy wax ngay dégg muy nga di ko tegal muy wax ngay dégg loolu aussi ay activités yoo xam ne LPT dégagé na ko ci mun ci def xaalis parce que dañ lay subventionné LPT dem na ba sax ba xaalis bi subventionné dem nañ ba wane ne nan lañ war a gérer xaalis bi nañ subventionné bàyyiwuñ ci dara de outil de gestion sax dañ ko jox CGE bi gis nga trésorier dañ ko outillé yi na outil am na lépp ñun am na journal de caisse am na léppam ay reçu am na facture lépp xam ne ni ñu koy doxalee suñ demee jëndi trésorier bi dem na ba suñ ko indi la facture bu jaarul yoon mën war na xam dafa ne facture bi am na lu ci manqué jaarul yoon xam nga facture bi amul cachet danañ xam ne amul cachet jaarul yoon léegi ci loolu lañu formé ba nga xam ne macha allah loolu aussi danañ ci rendre hommage LPT dem na ba sax léegi du sax Lifantu mais dafa daan formé leen ci CG formation boo xam ne même su projet bi jeexee 2021 bi ñu wax day continuer ñort naa dina continuer parce que nit ki loo ko jox rek moo ko moom. dëgg la merci beaucoup monsieur Samba Gueye yaakaar naa ne activités yi nga xam ne CG bi ñu ngi ko amal
nekk na activité yu am solo yoo xam ne boo ci lim rek jàpp nañ bi mu gën a am solo activité yi sax ñu mën leen dippee rôle boo xam ne CGE mu ngi koy def kon CGE bi ñu ngi jouer seen rôle bu baax a baax ngir xale yi liifantu bi ñu gën ko mën a dégg bu baax a baax yaakaar naa ne luñ doon wax noonu ci liifantu bi ak activité yi tey est-ce que am na yeneen rôle maanaam yeneen warugar yu des ci CGE bi boo xam ne war na ko def ngir gunge xale yi ci liifantu bi. Mohamed CGE rôle am maanaam dafa nekk koo xam ne fi mu ne moo yore école bi nekkatul ku ñuy tooñ ñu koy nettali mais moom léegi mooy dem xam li xew dem nañ ba sax ñoom dinañ dem ba élève bi nga xam ne xëy na toog na ay fan jàngiwul ñoom dañ ci mën a jàpp ba xam lu tax dem ci waajur wi sa doom de man dem naa directeur ne ma ñaari fan ñetti fan jàng siwul dinañ mën a xam lu tax jàng siwul donc rôle CGE bi du yem rek ci su réunion jotee ñu réunion su réunion bi tasee ñu mu tas déedéet dañuy téye école bi ñoom ak directeur bi LPT léegi fexe na ba directeur bi jox ne ko téléphone puce maître bi yore classe yi sax jox leen jox ay téléphone pour li xam lu heure bu ñu leen laajee nga xam ne xew ci yaakaar na ñoom sax danañ fa danañ àgg ba président CGE dañ leen jox téléphone boo xam ne ak dafa lañ ci crédit di mën déggoo ñoom lu xew parce que activité yi su amee dañ ne financement bi nga jox na ko activité bi tax a jóg def ko ci xam nga ñoom suñu paree lu ñu laaj ndax activité bi def nga ko dafa leen war leen feuille de présence bu xel mën a jàpp bañ gis feuille de présence bi su activité bi sax wane leen ci ay film xam nga soo leen photographie photo active ñi fi teew ñëpp nga photo leen dugal ko ci WhatsApp wala yooyu ñoom dinañ ko jot dañ xam ne kon di wax kii day CGE bii day seen financement bi gis nañ fi ñu ko defee xam nga loolu activité boo gis dana am lu mu àndal su dee yaay xam nga da ngay louer siège wala fekkee ne jar na ko forum bi nit ñi dañ bëri goo xam ne xëy na ku wax duñu la dégg sonorisation nga louer ko su la neexee dafa sa ay jus jox leen am na ñoo xam dañuy dem ba sax ba pare ba activité yi pare ñëpp kontaan ñu teg leen añ ñi añ ba suur jox leen ndox mu sedd ñu naan ñoom xam ne kon dépensé nga sa xaalis bañ la joxoon wan nga leen ko ci image yaa ngi nii feuille de présence yaa ngi nii loolu mooy indi nag kon CGE bi nekkatul koo xam ne dañ koy waxal boobu mooy waxal boppam li ci gën a neex mooy dañuy toog waa LPT dañuy jékki-jékki xool feuille de présence bi ñu yónni ñu ookeen di nangam na nga def na nga xew waaye yéen seen keroog fa activité ba ngeen amoon ci penc ma noonu dégg naa neexoon na de nga ne waaw keroog kay xam nga loolu kon dina xam ne kon demoon mais soo nakke ne ko man nag loolu de dafa fekkoon ba ma tukki neewu ma fa de mu xam ne dafa tukki ba pare mu ngi ci feuille de présence bi kon y a problème loolu xam nga ñoom dañ koy def de donc ce qui veut dire que donc suñu CGE yi nañ leen jàpp aussi nañ gën a prudent gën a xam ne li ñu leen jox du pour lii du pour lële xaalis bi pour école bi moo ko tax pour lifantu bi lu ñu la jox nag loo xam ne dafa am lu ñu lii moo ko tax a jóg fexeel ba loolu tax a jóg li ko tax a jóg nga def ko ci dina la sigil dina la may daraja ba nga xam ne kala ko joxoon moom doo rus ci kanamam. voilà merci beaucoup mbokk yi nga xam ne ñoo ñu déglu yéen a ngi déglu Kaffrine FM 88.5 ci studio El Hadji Imam Moussa Ndao yal na yàlla yokk leeram ñuy waxtaanee rôle CGE dégg ngeen monsieur Samba Gueye mi nga xam ne mu lañ ci invité tey mu waxtaan ci waxtaan bu am solo donte sax waxtaan bi li ci des bareetul waaye nekk na ponk yu am solo yoo xam ne waajur wu ne war nga gën a farluwaat gën a jëlaat beneen taxawaay ngir jàppale sa doom monsieur Gueye xam naa balaa nga tàggatoo rek dama bëgg nga def benn appel jëmale ko ci waajur yi ngir ñu gën a gunge ndaw ñi ci lifantu parce que lifantu bi gis nañ ne am na njëriñ. waaw lifantu moom mooy caa booy buddu xam-xam lépp lay wut ci loo xam ne dina la soo xasee mën a liir li naan liir rek loo romb mën koo liir dina tax ëllëg lu bari dina dëñ suñ la joxee benn garab sax nga xam ne garab gii de su ma xoo naa ne lii la may indi wala lii nga ne diit xool ana ki maa naanagoo sax garab gi loolu yëpp ci lifantu bi la jaaree nit ki lifantu mooy ca xam ne mooy reenu xam-xam fooy déparé lu ne looy gëstu lu ne foog nga mën a teg ne lii de mën naa ko liir su ma ko tegalee ma liir ko kon ñu jàppale waajur yi ne li nga xam ne yéen a ko moom buñ ne CGE bi rek la déedéet waa CGE bi day jàpp pour ngeen dugg ci dafa ñëw seen wet dimbali leen pour lépp loo xam ne dafa jëm ci askan wi njeexital bi yëpp muy maître beeg muy parent bi li muy def yëpp pour jàngale pour élève bi la njeexital bi mooy ne élève bi liñ ci bëgg mooy balaa ñetti at yi jeex diggante CP ba C1 macha allah lifantu bi tegu foo xam ne xel dina dal te loolu su xasee taxaw mooy continuer parce que di ci tax ma gën ko am ci njortu bu rafet mooy man ci jàngale kenn ma ci laaj yëpp nee nañ gis nañ ne day di LPT bi am na njëriñ lool te làkki kàllaama yi nga xam ne dugal nañ ci jëmale leen bu baax a baax pour taxawal lifantu
dañuy ñaan askan wi daal muy parents d'élèves yi muy kuréel yi nga xam ne ñoo ŋànk ñëpp muy association mère d'élèves yi kàccee ngaalama jigéen ñi gën leen ci jàpp parce que xale yi su ngeen leen jàppalee ñoom sax dañ koy wax dañ leen kii ci sport yu bëri daan koy dégg sax ñu naan ñu dey li fantu bi yaay sama wala bàjjen sama li nga jàppale ci gis naa sa loxo ci li ma li fantu mu ngi jëm maa ngi gën a gis daal loolu yëpp dafa nekk li ko indi mooy que na ci parents yi farlu suñu wax yi ñu jëmale ci ñoom mooy que na ci ñëpp jàpp parce que ñun loolu mooy suñu rôle en tant que association parents d'élèves na ci ñëpp jàppandoo en tant que CGE na ci ñëpp jàpp nga xam ne lépp luñ ci bëgg ci askan wi ci surtout suñu doom yi suñu sët yi yàlla def ko ci barke Mohamed. aco kon na ci ñëpp jàpp bu ko defee liifantu bi dem ci kanam mbokk yi yegg nañ suñu njeextalu émission xanaa monsieur Guèye ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. waaw di sant ñëpp xanaa di ñaanal koor gi jeex ak jàmm di wax ku mel ne Aziz Seck ne ko na muñ rek léegi weer wi jeex di ñaanal suma président Waly Thioban di ko ñaanal wér ak wérle di ñaanal ñëpp kooru jàmm ñi fekkee ko ca tal ko julleeg jàmm ci barke alxuraan jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf mbokk yi yéen itam yéen ñuy doon déglu tey ñu dalaloon monsieur Samba Guèye nekk CGE ci Kaffrine muy comité de gestion des écoles di saytu école yi ak doxalin bi ànd ci ak programme bi ñuy dippee LPT ginnaaw bu ñu ko dooree déglu nga activités yi nga xam ne ñu ngi koy am ci biir Kaffrine lépp ngir accompagner programme bi yaakaar naa nekk na lu am solo yéen itam waajur yi na ngeen ñi may nopp saa su ne ba jëfee digle yi nga xam ne dañu koy joxe ngir gunge ndaw ñi ñu tabax seen ëllëg ci ñetti at yi nga xam ne moo njëkk ci seen njàng ci liifantu jërëjëf mu nekkoon Mouhamed Wilane di leen jox dig daje ba beneen.